aouzu billahi assamil alim min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi nga xam ni yéen ak ñuy topp ci seen fii ci Pikini Production ci seen chronique boobu ñuy wax taxaw comme ni ngeen ñuy toppee rek ñuy fas yéene di waxtaane lépp réew mi taxaw nag xam ngeen ni tey li ñu war a waxtaane dëgg mooy mbind mi nga xam ni dañ koy njiitu réew mi dénkaane na ko pour ñu bindaat histoire u Sénégal nga xam ni képp kuy ab sénégalais rek yaakaar naa ni loolu kontaan nga ci parce que Cheikh Anta daan na wax ni nit ki boo xamul sa démb mënoo xam sa tey arab yi di wax ni at taarixu yatakarrar maanaam l'histoire se répète la loolu tubaab yi wax nit boo xamul sa histoire pour nga xam sa tey dina jafe te ku ne xam na tey crise bi nekk ci réew mi ay crise de repère la crise de référence loolu tey moo am ci réew mi moo tax loolu képp kuy ab sénégalais jàpp naa ni gis nga ci sa bopp ci loolu nag xam ngeen ni histoire moom li ñu dëppoo bariwul histoire kenn ku ci ne ak ni nga jàppee même ci histoire yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam da ngay dégg maanaam ñii wax nañ waxii la loolu bari na ci li ci am nag ñun ñëpp seetaan nañ ko ku mel ni Iba Der Thiam kenn mënul bind histoire réew mi di ko ci génne ndax position bi mu taxawee te et puis histoire boo koy bind da ngay seet ñi ko jàng ñu bind ko te Iba Der tey ku ne ñëpp nangu nañ ni ñi gën a maîtriser histoire u Sénégal ci la bokk loolu moom lu ko nit contre di nga ko nangul moom ñi mu àndal waaye li ci xew ci lañ fas yéenee def taxaw li ci xew mooy Iba Der dafa wax ci livre am ni maam Ablaye Niass taalibe Seydil Hadji Malick la loolu bi mu ko waxee ñoom ñu contesté ko waa kër maam Ablaye Niass ñu ngi ciy profité di leen ziar bu baax di ziare xalifa bi ak njaboot gi loolu yàgg na di am loolu du lu bees maanaam xam-xam wuute ay masala du lu bees ci diine nit yàgg na di wax nit ni d'accorduma nga dem wane ay preuve yi wane ni d'accordoo ñu nga teg ko ci taabal ji bu dee lu yenu maanaa la ñu boole ko ci moo tax loolu musul nekk problème li ñu def am nañ ci droit ndax nit buñ la waxalee te lañ la waxal jàpp nga ni du loolu am nga droit nga wane ni lii d'accorduma ci loolu moom noonu la daara ji mus di tëddee waaye li nga xam ne moo choqué réew mi yépp nga xam ni ci lañ war a taxaw mooy position bi ci Ahmed Khalifa Niass jël Ahmed Khalifa Niass xam ngeen ni biñ ko invité ci rajo RFM dafa wax ba attaqué Seydil Hadji Malick loolu nag mbokk yi encore une fois réew mi kenn mënu fee yee fitna waaye nag teggi tuuma dara nekku ci ndax li mu wax pour mu gudd mu gàtt nee na Seydil Hadji Malick da doon complot ak tubaab bi loolu nag wax bu rëy la mais du wax bu diis ci ñun parce que Ahmed bu ngeen fàttalikoo ci biir weeru koor bi waxoon na fi wax bu gën a garaaw boobu ndax tuumaloon na fi yonent bi salaay salaam ba boroom xam-xam yi tontu ko kon tey bu waxee ne El Hadj Malick da doon complot ak tubaab bi loolu ñun dinañ ko xamal ni loolu amul wax na ni Seydil Hadji Malick amul école Ahmed dinaa la delloo ci mbind mag ñi ndax réew mi dara mag ñi seen lépp dañ koo bind Seydil Hadji Malick daan na wax naan jëf naa ngeen gis bind naa bàyyi fi wax naa ngeen dégg kon kooku kenn mënu koo tuumaal El Hadj Malick dafa bind biographie am bàyyi fi wax sëriñ yi ko jàngal fi mu jàngee ak ñi ko jàngal man amuma habitude di tontu ci ay waxi tariixa ku ma dégg te yàgg maa dégg xam ni man su may wax damay wax pour réew mi mais nag leeral dara nekku ci gis nga Seydi Hadji Malick mi ngay wax ni amul école Cheikh na Cheikh Sadbu ñëpp nangu nañ ni sëtu yonent bi la ñëpp nangu nañ ni shérif la moom Cheikh na Cheikh Sadbu ba muy way Seydi Hadji Malick dañu ko madarisuhu fil ilmi xayru madarisi wa awraaduhu fi zikri maa wirdun misluhu mu ni ko yow Maodo de école bi gën ci école yi yow Maodo moom nga am loolu ki ko wax du Tidiane Cheikh na Cheikh Sadbu la sëtu yonent bi la mu ni ko xayru madarisin mu ni ko werd wi gën ci werd yi yow Maodo moom nga yor kon boo nee El Hadj Malick amul école Cheikh na Cheikh Sadbu moo la fenloo te kooku sëtu yonent bi la Cheikh Coro Mbàkke ñëpp xam nañ ni mooy caat ci Maam Mor Anta Sali Mbàkke
nekkoon rakk ci Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu koroog bi Seydi Hadji Malick gaañoo marsiya bi mu def ci moom bi mu koy jooy dañu tahaddama ruknu diini hunaka fi masasin fa saara ila jannati rabbi maliku mu ni diine tey bu doon ponk la maanaam diine bu doon keno la ñu jàpp ni keno gi daanu na ci atum masasin boobu boo ko calculé day jàpp 1922 bi alaaji Malick gaañu mu ni Maodo moomu bi mu gaañoo fa saara ila jannati rabbi maliku dafa dem direct àjjana yàlla di ko ganale te loolu ñi ko wax Ahmed Khalifa ñoo la ëpp dayoo ci réew mi man nag bokkuma ci ñi naan kenn du tontu Ahmed Khalifa parce que nit ki mënoo ñëw occuper réew mi occuper média yi yor sa xaalis di corrompre journaliste yi loolu mooy dëgg bu dee yow lépp loo yaakaar ba jàpp ni moo tax ngay wax rek nit ñi am nañ junneem te ñu ngi ci toog ndax bu dee xam-xam rawoo nit ñi fi nga jàngee rek la nit ñi jàngee bu dee juddu gënoo nit ñi te yonent bi salaay sallam moo réglé problème mu juddu yonent bi moo ni ana jaddu kulli taqwiyin képp ku ragal yàlla maay sa maam kon bu fekkee da nga am problème ak commission bi da ngay dem nga réglé ko ak ñoom mais doo ko réglé ak kër Alaaji Malick wala doo ko réglé ak mag mu mel ni Alaaji Malick parce que Seydi Hadji Malick symbole la ci réew mi boo ko attaqué nga Cheikh Ahmad Bamba attaqué nga Cheikh na Cheikh Sadbu même maam Ablaye Niass mi ngay wax attaqué nga ko parce que maam Khalifa Niass sa waajur moo bind ni nil nal marama wa nil naa qaadiyal xaaji min yumni nayli liqaa'i sayyidil xaaji kooku mooy sa waajur maam Khalifa ñu respecté ko lool nangul ko xam-xamam nangul ko taxawaayam ci tarixa Cheikh na Ahmad Tidiane moom moo wax ni li ma doon wut bi ma dajeeg Seydi Hadji Malick laa ko am loolu mënoo koo effacé Ahmed man bokkuma ci sénégalais yi naan nañ bàyyi nga ku ne wax lu la neex réew mi kenn waru fee wax lu la neex parce que réew mi république la kenn mënul yëngal réew mi man bokk naa ci sénégalais yi wax loolu parce que état moo war a jël ay responsabilités am ci képp koo xam ne da nga wax bu dérapé ñu woo la foo xam ni dootoo tal wax Ahmed Khalifa kenn mënu ko bàyyi muy attaqué Seydi Hadji Malick ci réew mi nit ñi di duñ ci wax li may dalalee xelu réew mi nag mooy Touba ak Tivaouane ak Kaolack benn kër la Sénégal kenn mënu fee indi fitna mag ñi ñag nañ ko ba noppi bu dee ci Kaolack ak Tivaouane li leen boole Ahmed Khalifa mënu koo yàq parce que li leen boole mooy l'islam d'abord li leen boole mooy ànd di liggéeyal tariqa Cheikh na Ahmad Tidiane maam Ablaye Niass mi ngay wax billaahi ñoo la ko gën a gëm parce que nangul nañ ni góor yàlla la liggéeyal na yàlla bu dee Baye Niass mi ngay wax ñoo la ko gën a nangul li ko yàlla mayal li ko yàlla defal ñun amuñu problème boobu mais bu fekkee da nga am haine bu yàgg boo dencal kër Alaaji Malick nga jàpp ni mag ñi dee nañ nga ni xaaral ma profité massacrer leen loolu du jàll fii ci réew mi Ahmed il faut nga respecter nit ñi il faut nga respecter réew mi xam ni ñi ngay waxal ay doomu soxna lañ comme yow bu dee alal nga am ñun gisuñu sa alal foo ko jëlee xamuñu ko il faut nga respecter nit ñi Seydi Hadji Malick symbole la ci réew mi boo taxawee naan espion la Ahmed yaa ko wax Seydi Hadji Malick espion la loolu nga wax baat boobu nag dina la coûter cher parce que réew mi mënuñu bàyyi ñuy bu dee doomu soxna nga mais am na doomu yonent yu dem safara loolu mu ngi ci kaamil bi yaa bunayya irkab maana wala takun ma al kafirin loolu mu ngi ci kaamil bi am na ay doomu yonent yu dem safara kon waxuñu doomu sëriñ Ahmed il faut nga delloosiwaat sa taxawaay tey li ñuy xaar ci yow du taxawaay bii nga am li ñuy wax nag réew mi kenn mënu koo yëngal état na jël ay responsabilités am histoire u Sénégal tey ñépp a bëgg a xam li ci xew lan la képp koo xam ne dañ laa bindal loo xam ne jaaduwul nga dem ci commission bi nga wax ko fa mais loolu jarul saaga am na ñu ñuy tuddee doomu soxna di leen tuddee sëriñ il faut ñu xoolaat seen comportement sëriñ du ci wax mais comportement la ak attitude loolu la Cheikh El Hadji Abdou Aziz Dabakh daan wax ñu ngi jéggalu nag bu baax ci ton bi ñuy waxee waaye dafa fekk ni wax moom bu jotee képp ku noppi rek espion nga loolu la ñu yonent bi wax yonent bi salaay salaam nee na képp ku noppi ci dëgg seytaane bu luu nga Touba Tivaouane Kaolack Niassène benn kër la li leen tax a jóg mooy liggéeyal yonent bi
képp koo xam ne nag wuti taalibe moo la tax a jóg am nga ci droit, mais na nga fi bàyyi mag ñi, na nga fi bàyyi mag ñi, parce que mag ñi naxuñu woon kenn, mag ñi wanuñu woon kenn lenn lu dul yàlla. État Sénégal nag ñu ngi koy lancé défi mu jël ay responsabilités parce que réew mi nag duñ bàyyi ku fi saaga Alaaji Malick, loolu du jàll fii ci réew mi de. bu dee dañuy politique ñoo xam mën nañoo politique te li ñuy wax la paix c'est pas un mot mais c'est un mode de vie, loolu benn philosophe bu mag moo ko wax, Hegel nee na jàmm du lu ñuy wax mais lu ñuy dund la. kon ñu ngi woo état mu jël ay responsabilités mu noppiloo Ahmed Khalifa Niass. in uridu illa al islah wa ma tawfiqiya illa billah wa axiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.